ak Fatou Diouf Faye Fanta Suguna muy ñaari rubrique yi nga xamante ne ci la ñu war a sóobu Fatou Diouf Faye dama lay daal di bàyyi nga nuyoo ak sa gan dalal ko laataa ñuy xuus ci waxtaan bi. waaw Fabel suñu invité di Serigne Makhtar Koné di responsable jeunesse Ndiassane ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo Serigne Makhtar. ok soxna Fatou jërëjëf. ñu ngi ubbeekoo turu yàlla. alhamdulilah. moom mi nga xamee ni mooy borom yërmande ak xéewal. di ko sant bu amul ab. alhamdulilah ndaxte moom moo aajoo ñeenti cant yëpp. kenn yàllawu ko ku dul sunu borom. waaye nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mi nga xamee ni tey lu fi nekk rek ci ñun lépp moom. waaye nag di nuyu dëxoo bi nga xamee ni fa laa jógee. muy Ndiassane. ñu jiital ci nuyoo bi ki fa yàlla teg. muy xalif général tarixatul xaadiriya. di Cheikh al Bekkaay. caatu Cheikh al Bekkaay. di sëtu Cheikh bu Kunta borom Ndiassane. di sëtu Cheikh bu Naama Kunta borom Ndànk. nga xam ne mooy dëkk yi nga xamee ni ñoo gën a mag ci dëkk yi Kunta. di nuyu waa Ndeer di nuyu waa Sanc Buna. waaye di ko jaal moom xalifa bi. yàlla dafa dogal démb. rakkam bu jigéen. wala magam bu jigéen. soxna Nay Bekkaay. nga xam ne moom rek la fi desewoon ci jigéen doon jigéen ju baax doon jigéen ju màndu doon jigéen ju dal jigéenu lislaam alhamdulilah bokk ak moom Cheikh al Bekkaay yàlla def li gën ñu nangu dogal ñu denc ko Ndiassane ñuy wax ni alxuraan bi ñu doon dundee yàlla na ko teeru salaatu ala nabi yi bu doon def yàlla na ko teeru ñuy jaale askanu ahlul Bekkaay gi waaye di jaale Kunta gi yëpp ak diine gi ak Sénégal gi di leen nuyub lislaam di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyoo bi am na solo dañuy daal di daw régie fekk fa Charles René Fall mu jox ñu suñu rubrique royu waaye ñu doog a wéyal ci suñu waxtaan jërëjëf. ay ca Fatou Diouf Faye ni ñu ko waxee woon sànq nga war a waxtaanee mag mu baax macha allah bu liggéeyal réewam ñu bàyyi la rek nga yaatal sa waxtaan. muy El Hadj Ahmed Bachir Kounta Fabel nekkoon journaliste bu xarañ macha allah nekkoon tamit porte-parole bu famille Ndiassane ginnaaw ba suñu invité Serigne Makhtar Koné di responsable jeunesse Khadria bu famille Ndiassane donc wax léegi dañuy dem rek ci régie benn extrait boo xamante ne ci waxtaanu El Hadj Ahmed Bachir Kounta ñu delluwaat ci plateau bi. yàlla du fàtte te itam du sànk jëfu kenn ndax dafa maandu ñi nga xam ne duñ leen tooñ bu nu deewoo yàlla naan ka yaa jalilul mutakabbiru ala kulli shay'in al adlu amruka wa sidqu waaduka ñu xam na ne ni yàlla du tooñ te itam ba mu ne faalun lima yurid mag ñi du nu tiit ba bu nu toogee ci nen du toj waaye la leen delloo si nag moo di inna allaha la yazlamu naasa shay'a walakin naasa anfusihim yazlimun yàlla du tooñ la leen delloo si mooy xaramtu zulma ala nafsi kon yàlla du tooñ xam nga ñoom déggoon nañu taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan looloo doxoon seen diggante ndax dégg nañ ko dimbalante ci lu rafet ak lu yiw ak ragal yàlla waaye daawuñu suuxat mbañeel ak noon ak lu bon ak féewaloo ngir la leen ka may mooy yàlla lu nu jëkk jox àqam yàlla ku ko joxul àqam koo jox xàq itam seen diggante fa muy mujjee dafay tas te la ngeen seqoon du am natiija du am résultat du am ngirte moom la yonent bi wax kullu subhatin bi gayrillah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun axiruhu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kullu suhbatin bi gayrillah axiruhu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moom la yonent bi wax ànd bu yàlla taxoon
ci tas la jëm. wallaahi. moo tax léeg-léeg ci wàllu waa adduna politique ñu naan diw de àndoon na diw bàyyi na ko diw àndoon naa diw bàyyi na ko bu nu waxee ma ne leen ñu baax lanu ñu ne lu tax ma ne du nu dëggal waxu yenant bi sallallahu alayhi wa sallam. ànd bu yàlla taxul ci tas la jëm. te ñëpp xam na ni politique yàlla taxul ñu ànd kon ci tas rek. ba tax na mag ñi moom déggoon noonu ñoom. dimbalante ngir yàlla ànd ngir yàlla. mu doon wax lu am solo Fabel suñu invité Serigne Makhtar Koné ñu déglu rek waxtaan Ahmed Bachir Kounta bi nga waxaat ñu ci kan mooy nit ki. macha allah soxna Fatou sama yaram dafa daw. nit dëgg ngi nii. ku dëggu ku baax ku jullite. ma noté léegi ci waxam rek mu wax ni ànd bu saxul rek te dëgguwul ci tas la jëm. waaye mu utilisé woon benn baat. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mais àndam ak sunu borom nag dafa dëggu woon. moo tax fekki na yàlla tasul. muy un exemple ci dëkk bi. ci réew mi. tey bu yàlla dogalee ñu ñëw ci royukaay di ko wax. dama wax ni voilà une personne boo xamee ni nit ñi war nañoo roy ci ñoom particulièrement nag jeunesse bi ak corporation bi ngeen xamee ni moom ngeen bokkoon. parce que dafa am ay valeur. duñ ko tagg ngir askanam. xam nañ ni ñëpp ni. wallaay fa mu bokk macha allah. liñ ciy waxaat day xaw a Cheikh Sidaale ko jur. Cheikh Sidaale Cheikh bu Kunta borom Ndiassane. Cheikh bu Kunta Cheikh al Bunaam. waaye Muhyiddin Ahmed Bachir bokk ak yonent bi ngir maamu Uqbatul ibnu Naafi mi nga xam ne diine buñ ko jotee fii moom moo tax. moo tabax la 4e ville sainte de l'islam. mais li ci am solo ci moom muy aussi un Sénégalais des fois dama ko doon xool ne sama papa ji. c'est un Sénégalais de bonté. ndar la gane àdduna en 1937 en Saint-Louis ci diggante nag ñaar ñu baax mooy Cheikh Sidaali bi ma tudd ak waajuram bu jigéen di Fatou Diagne Seyni. Fatou Diagne Seyni nekkoon sëtu Rokhaya Kumba Chérif Rokhaya Kumba Chérif nekkoon jigéenu Cheikh Omar Foutiyou Tall. gis nga kon la ma bëgg a tudd ci askan dinaa ñëw ci Bachir. waajuram Cheikh Sidaali Cheikh bu Kunta ko jur Khoureysine Pire di gaynde sunu maam Khady Jumel Kan jur ko muy waa kër Thierno Ilimane Bokar Kan ci Dimat. kon diine fekk na Muhyiddin Ahmed Bachir. muy un exemple di ku ñu war a roy def toute sa jeunesse à Saint-Louis jàngee fa alxuraan mi ngi may wax ci benn waxtaanam ci yi mu tudd ci mag ñi ak ànd ni mu war a nekk. bi nga xamee ni tubaab yi ñëw nañu sax di def loo xamee ni bëggoon imposer l'école parce que boobu c'était pas. mais c'était pour contrecarrer l'islam. nee na dañ daan xëy 6 heures du matin jàngi Quran ba 7 heures et demi ñu dem ndekki. dugg ci école 8 heures et demi wàccaat 11 heures jàngaat ba 13 heures añ doog a gontu dem bu ñu demee ba ñëw jàngaat ba timis doog a nafar téere tubaab bi mu teel a am vision jóge Ndar ci dëgër ñëw Njaasaan ci wetu keppaaru waajuram bu baax muy Cheikh Sidi Lamine ki nga xamee ni moo nekkoon ñaareelu xalifa Njaasaan toog fa 44 ans. bokkoon jamono ak sëñ Babacar bu Seydi Hadji Malick bokkoon jamono ak sëriñ Fallou mu sëriñ Touba. waaye Cheikh Sidi Lamine bu ci njàngam ak xamam mu jël Muhyiddin Ahmed Bachir jox ko bàjjenam ñu koy wax Marème Sidi moom la sëriñ Babacar tabaxoon ni étage bu mag boobu sa Tiwaawan ñu koy wax Ndiassane. mu nekk ci keppaar boobu dama bëgg nga xool mbiru Muhyiddin Ahmed Bachir. boo ko kook sëriñ Mansour si borom daara ji fekk fa sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Ibn fekk fa Serigne Cheikh Al Maktoum Pape Malick ñoom ñu nekkoon fa ñële magoon ko tuuti mu magoon nii. kon gis nga déjà. Muhyiddin Ahmed Bachir ci keppaar bi mu yor. li ci ëpp nag sëñ Babacar def ko ci moom ndax bàjjanam. bàjjanam boobu soxna Marème gannaaw sëñ Babacar toog na 40 ans Tivaouane. képp koo xamee ni moom nga Tivaouane aussi jaar nga ci moom. mais Bachir am fa beneen vision. dugg ci école bi comme ni ma ko waxee génn. dem defi administration son premier poste fut directeur d'école à Koussanar en 1965. avant muy ñëw dans le journalisme. donc ci gàttal bu ma doon tëgg cosaanu Muhyiddin Ahmed Bachir. nii laa ko mën a waxee ci askan. waaw ñu am solo Serigne Makhtar Koné léegi ñu ay témoignages yu ngay wax ci ni mu nekk modèle ñuy teewlu ci ancien ministre Ousmane Ngom ci témoignage yu mu def ci El Hadj Bachir Kounta.
yëg rek mooy gi ma ni tey ñëpp ñoo jaxasoo xëy na Ahmed Bachir bu fi nekkoon moom du jaxasoo ni nu jaxasoo ndax ku waajaloon bés bi la nit la koo xam ni ngëmam la jiitaloon te waxtu nekk daf doon wax ni ndogalu yàlla moom teel a nangu teel a noppalu rek te loolu la doon dund itam saa su nekk ba mu nekkee ndaw ba bés bi mu fi jógee tey jaar na ci keppaaru mag ñëpp ni ma ko waxee loolu moo taxoon mu mel ni mu meloon jaar ci keppaaru Serigne Babacar keppaaru Seydou Nourou Tall keppaaru Serigne Fallou Mbacké mi demoon ba tuddee ko Siratal Mustaqim kon defe naa ni kon moom am na lu mu gisoon ci moom démb lu jiitu sax Sénégal yëpp di ko ràññee kon su fi jógee tey diine ji yëpp ñoo ñàkk Sénégal yëpp moo ñàkk réew mi yëpp moo ñàkk mën naa wax ni kilifa réew mi képp ku fi mës a toog Bachir xelal na la jàppale na la taxaw ci suñu wet ñun ñi nga xam ni doon nañ ministre de l'intérieur ba ki fi mujj tey ñëpp xam nañu loolu liggéey boobu rawatina nag njiitu réew yi kon ñu ngi koy sant di ko jaale président de la république Macky Sall bi nga xam ni taxaw na ci taxawaay bu wér peng démb ba léegi ba mu fi jógee ba léegi mi ngi koy nemmeeku tey jii premier ministre ñëw teewal ko fi ak délégation bu mag. jërëjëf Charles René Fall Adjaratou Penda Diallo Gueye mu nekk témoignage bu am solo. kii di Ousmane Ngom def ko ci ndem si yàlla si. waaw ñu relation la amoon. sëñ Assane ak ki nga xamante ne mooy Bachir Kounta. Ousmane Ngom bi ñu jot a déglu. seen relation. bi ci njëkk relation doomu Ndar. maa ngi jàngat ci waxam li démb rek. Ousmane Aliou Ngom mi ngi woon Ndiassane démb mi ngi woon Ndiassane ziare ji xaritam mooy suñu tiise woon lu bëri tey boo duggee kër Mouhidine Ahmed Bachir di nga fa fekk Ousmane Aliou Kounta kon Bachir sàmmoon na kóllëre mais relation professionnelle laay sax wax nee nag il fut conseiller du président de la République et en même temps conseiller du ministre de l'Intérieur à son temps mais Bachir dafa fekkee toutes les générations présidentielles du Sénégal de Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky et puis mu joué ci benn rôle bu am solo c'est-à-dire Bachir était un équilibre entre déjà état bi ak nit ñi citoyens yi entre état bi ak pouvoir temporel bi entre état bi spirituel parce que léegi mi ngi wax ni Serigne Fallou moo ko tuddee woon Siratal Mustaqima parce que mi ngi dox ci diine di dox ci yoon mais tur boobu sunu maam El Hadji Ibou Sakho xam nga nu mu ko tuddee woon Mouhidine xam naa oustaz dina ci ñëw c'est-à-dire Mouhidine kuy dundal Bachir taxawoon na ci diine gi doon ko défendre ci anam boo xamee ni bu sentiroon état bi di def dara loo xamee ni aajuwul maanaam du am solo ci diine gi daan na sol dàllam ànd ci ki mbokkam ñu waxtaane ko kër diine yi teel cee jóg tey jógeem fii perte nañ ko xam nga lu daal dafa am lu ñuy dugal maa ngi koy dégg ngeen koy ñaxtu et puis maa ngi ci rafetlu seen position li waa UNESCO di wax sur l'école la sexualité à nos enfants et autres ma jooy ko parce que xam naa ni bu fi nekkoon dina am nu muy waxee moom i ki ñeneen kon déjà diggante moom ak Ousmane Ngom déjà relation familiale yooyu ma nga fa wax naa ko ñuy doomi ay Ndar ko la ci Sindor yi mais quand même lii pouvoir d'état Bachir était un homme d'état en quelque sorte d'accord ñu fi am solo sëñ Assane ba tey ñu déglu ki nga xamante ne moo nekkoon ancien directeur général bu rajo télévision bu Sénégal di Pathé Fall Mbodj ayca Pathé Fall Guèye voilà Pathé Fall Guèye Ndar la gane àddina Dakar la wuy jee boroomam ardu Njaasaan fa lañ roo Bachir dafa consacré toute sa vie dooleem yëpp ak xam-xamam yëpp ci saytu l'islam ci rajo Sénégal dugal ci xam-xamu l'islam dugal ci nag këru diine yëpp nag lépp loo xam ni information religieuse la woon noonu lañ ko daan doxale Bachir nag nekk nit koo xam ne kii daf ci amoon solo lool ndax lan ndax daf ci daan def alalam am na ay speaker yoo xam ni dañuy ñëw duñu am cachet duñu am luñu moo leen di jox cachet moo leen di fay ci xaalis boppam ba pare
mu dogu woon ci retransmission wu aji Makka ci rajo Sénégal booba nit ñi dañoo dem di aji rek bu ñu demee pendant 2 mois 3 mois du ñu xam ci lu ñu nekk ñu fexe ba di lënkalewu ak rajo télévision bu Arabie Saoudite ñu di ñu may ligne pèlerinage bu nekk Bachir moo ko daan def na xanaa juróom-ñaari pèlerinage entre 1950 et 1962 ñu soog ko yaatal ñeneen di ci dugg ba ñu àndee 1977 fii anecdote la mën naa ko ci boole ba ñu demee ci rawdu Seydina Mohamed ziare ko ba dellu suñu hôtel daf ma ni jéey ma ni ko naam mun ma yow de yaay directeur rajo Sénégal léegi ma ni ko waaw mu ne waaw léegi looy defal l'islam bi ci rajo bi bari na ay fête yoo xam ne ñu ngi leen di def ci rajo bi waaye yow léegi ban genre fête ma ni ko xanaa mawludu nabi nga xam ni minuit la ñuy yem rajo bi nañ ko def comme ni ñuy def yeneen fête yi rek mu dem ba 4 heures du matin mu ni ma ak sa kon nag soxlawul ñu laaj budget bu ñu jëndee limonade wala bu ñu jëndee gâteau man ci sama alalu bopp danaa togg danaa indi limonade danaa indi gâteau danaa bëggal képp koo xam ne ñëw na ci mawlud googu ci parce que dañuy def programme boo xam ni nit ñi dañu fay nekk techniciens yi journalistes yi ak presseurs yi de 10 heures à 4 heures du matin. macha allah jërëjëf Charles René Fall Adjaratou Penda Diallo Guèye mu mel ni ba tey beneen témoignage Fatou Diouf Faye mi ngi noonu si ndem si yàlla si ñuy waxtaanee. tubaar fakàlla mu mel ni mënoon nañ fee fanaan ci ay témoignage rek te kàddu yëpp ay rafet macha allah. Pathé Fall Dieye directeur RTS sëñ Alassane Koté Matar voilà noonu dafa fekk si li ñu doon wax rek ci nite Mouhidine Ahmed Bachir doon ku dëggu boolewul caaxaan ak dara du ci nekk liggéey la xam nit ku simple nit ku ouvert wax na ko daan dimbali ay nit yu bari 7 fois la ñu ànd màkk ñoom ñun ci gàtt takk nañ ñi Mouhidine Ahmed Bachir gis nañu fukki yoon ak ñaar yoo xam ne dem na ko mais li ci am solo du dem bi rek mais la mu fa daan def ci lu baax lii muy wax ni en 1977 effectivement boobu diine gi dafa am lu ñu ko doon ndar keppe ndax ñi fi nekkoon boobu je pense c'était le ministre Jean Collin qui était là fa la mbir moomu génne parce que dafa am émission yoo xam da daan am ñu koy bàyyi toute une nuit et il se posait la question mais pourquoi lii ñu moom ñun suñu diine islam nit ñi di ko xeex donc li ma doon wax sànq mu nekkoon un défenseur de l'islam donc déjà feeñ na fa moo jur noonu nag la doon defee xaalisam dina et puis doon dox ci diggante ay doomu aadama yu yàqu y a des cas et des cas yoo xam ne xew na fa mu newoon moo ko réglé ñii moo leen doon jox xaalis am na ñoo xam ne seen salaire bu daan tardé moo leen di jox ba keroog ñu leen di régulariser kon déjà ci gàttal Bachir était un self-made man waaw ndaanaan la woon ci li mu doon c'est-à-dire ñun tey dañ koy jooy parce que j'ai dit d'ici 10 ans xamatuma ban génération laa gisagul ci bunt xale yaa ngi fi nag yàlla def na fa lu bëri mais une personne à la trempe de Mouhidine Ahmed Bachir dinañu xaw a jafe Fatou waaw xam naa ñu jël dernier témoignage bi di koo xamante ne ba mu wàccee liggéey aussi yàggul di El Hadj Golbert Diagne ci témoignage yu mu def tamit Aïcha moo amee dundu ndeyam ak mbokkam yëpp ca Ndar ba ndeyam dee mu jël ko en charge tey jii tey mooy ajjuma noo ngi koy suuli lundi laa dem ca kër ga toog ak pël saw saab ñees mu ni ma dugal sama néeg ma dugg mu ni ma xoolal dund Bachir ñëw na démb ci dimanche donc ba fii mu toog ba ndeyam gi ne àddina ba léegi il prend en charge ses nièces ses neveux di fay jàngu xale yi di fay ndox di fay yëpp loo am partagé nag te foo ko fekk il aime communiquer qui ne communique pas bloc donc ñun ñii ñëpp dañu am benn mission boo xamee nii ñun ñëpp jéppi dañu war a bëggante ñun bu ñu waxee nu ñu waxu leen dëgg suñu bindee nu na ngeen di jaay xam-xam lu ñu wax ñu fixé ñu waaye nous sommes les artisans ñun ñooy defar réew lu ma xam ci journalisme ak communication moo ma ko jàngal la dernière fois bi mu jógee en 63 di def fi jeu de l'amitié moo Pathé Dieye daf ma ni je te lègue la gestion de la radio mais souviens-toi toujours qu'en 30 secondes tu peux détruire une nation et en 15 minutes tu peux faire un peuple. Sois humble, sois généreux
bala ngay wax ci rajo bi dara demal ba teg ci sa baaraam fekkee ka sooy def sa papier boo ko bindee jox ko sa collègue yi ñu corriger ko kilifa bu nekk sa kanam nangul ndigal loo am bokk ko. Le métier du journalisme et de communicant mène à tout. alhamdulilahi rabbil alamin image yi Charles yaa ngi ñu ko woon mais fu mu toll nii yëpp wàññi nga suñu point yi tubaar fakàlla soo xoolee ñi gis ci image yi ku ci mel ni sëñ Pape Malick El Hadji Golbert Diagne ñoom ñëpp ñu dem El Hadji Bassir Kounta ñoom ñëpp ñu wuyu ji yal na leen yàlla yërëm te yéexee ñu fa ñu nekk yal na leen gënal fii ñu bàyyi ko dootuñu am mag ñu mel ni ñoom macha allah Fatou Diouf. waaw dañuy bàyyi kàddu bi rek sëñ Makhtar wax. soxna Fatou sunu papa yal na leen yàlla yërëm. amiin yaa rabbi wax na lépp sur le sens de partage bi Bachir am aussi ci ni muy gëmee woon li ngeen nekk. effectivement boo leen juuma rek ñun ñu juum. parce que dañ leen di déglu di leen topp. c'est vrai kon déjà da ngeen nekk élément précurseur dans la vie d'un citoyen. mais gis nga ndimbal gi muy wax action sociale. nee na looy dem ba wax ko nag ci teg baaraam. waaw c'est très important c'est très important. ça c'est très important te loolu la ñu gëmoon ñoom dégg nga ko am na fu ko Bachir di waxee ni booy juumee rek mbir yàqu donc boo leen di jàllale foofu la ko moo tax dafa am bërëb yoo xam ne dañ ci bàyyi xel mu wax léegi Ndar dund ñetti daara li Mouhidine Ahmed Bachir di dund yëpp moo leen yoroon seen dund daaray Qur'an mi ngi biir Ndar ñetti daara chaque fin du mois dara du taade waxuma kër yaa macha allah dama ma toog benn kilifa Ndar ci Sindodi muy waa kër Madior Cissé mu wax ma ni moom li ko gënoon a charme ci Mouhidine Ahmed Bachir nee na bu daan ñëw Ndar yaay ji li ñu doon mag buñ demee ba ay 11h ba yaay ji yeewu ndeysaan mu toppatoo ko moo ko doon jox ndékki ci loxoom nee na dina jël Mouhidine Ahmed Bachir ànd ak moom bokk loxo yaay ji di ko raay di doxantu biir Ndar ndeysaan muy am solo wax ci moom sëñ Makhtar 7 janvier bi janvier la anniversaire décès bi tey le 15 ñu leen ciy gërëm le 17 incha allahu lay am ñaari at ñu koy defal kaamil ndax situation réew mi ni mu tuddee ci Ndiassane di ñaan yàlla mu nangul ñaan yëpp ñi mu fa fekk ñi ko fay fekk ñun ñëpp suñu borom defal ñu xéewal ci ñaan boobu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def may ci aussi gërëm njabootam macha allah vraiment ñu ngi fi. may wax rek ñaan gi ma leen di ñaanal mooy li sëriñ Abdoul Aziz ñaanaloon sëriñ Sidi Yaxee ci njabootam. ne yàlla na leen yàlla tollale ñoom ñëpp ni ba ñu peñe. peñe dafa sutante. waaye boo ko téyee boo duggee rek lépp fay duggandoo. yàlla na ko yàlla def ci njabootu Mouhidine Ahmed Bachir. amiin yaa rabbi ci jiital taawam Uxbatul Mustajab. xam nga maa ngi wax ni Uxbaay maamam. waaye mu jël taawam tuddee ko Uxba. macha allah am doomam tuddee ko Soxna Lalla Aïcha. am doomam tuddee ko Soxna Fatou lépp day jëm mbokk. pour dire ni Bachir buggee mbokk. am doomam tuddee ko Cheikh Sidil Makhtar al Kabir di sama turandoo Cheikh Sidi Makhtar ci tarixa al xaadiriya moom la ñu tuddee le réformateur al mujaddid le réformateur de la tarixa waaye jël doomam tuddee woy juróom muy Cheikh Seydi Ali mi ko jur muy nag kenn ci man di sama xarit mu koy nuyu wallaay ni nga waxtaanee wane ne ko kenn la ci yow kenn la woon ci Sénégal kenn la woon ci ñun ñii ñëpp parce que bari na ci génération boo xam ne bari na ci ñoom benn génération bi El Hadji Bachir Kounta toogee ci xalif bi ñu ci bëri daf leen jaaxaloon ci génération bu ndaw bi parce que dañ ko daan gis ci journal yi dañ ko daan dégg ci rajo bi ñu xëy gis ko ci xilaafa bi te ñun dañoo am benn image boo xam ne suñu waxee sëriñ rek dañ koy gis ci daara ji dañ koy gis ci yenn kii mais moom fi ñu ko doon gis ak keroog bi mu toogee ci xilaafa gi mu mate ko it sëkk yal na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla eggale ci àjjana yu kawe ya Fatou Diouf Faye Charles mi ngi ñuy wax ne waxtu bi jeex na tàkk waaye royuwaay bi nga def moom tey macha allah